jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës bokk ci accident bu metti bu am nag fële ñu naan Tunde Galle ma nga ca commune bu Dodel ñetti xale yu jigéen ñàkk nañu seen bakkan muy accident bu méttee métti ñoom ñooñee sax ñëpp ñu ne nag ay ndongo la ñu doon jàngee nag ca collège bu nekk ca Tunde Galle benn daamar nag nee ñu la pëna ba toj mu daw nag ba dal ci seen kaw. beneen ponk ci biir xibaar yi autorité paternelle bi ngeen di dégg te mu nekk ci code bi ñu jagleel njaboot gi di charte bi tënk njaboot gi nag nanu ko soppi nag def ko li ñu duppee kon autorité parentale ndax loolee la ñu seetlu ni moo gën ndax ñaare aji dencante gi saa yu jafe-jafe amee lu ñu seetlu mooy soxna yi nag dañuy am ay jafe-jafe yu metti rawatina nag bu ñu ne gone ga ana ku ko war a yor boog wala ci loxo yi ku mu war a ne loola yëpp nag di ay jafe-jafe yu ñu ca nemmeeku ñu ne nag charte boobee sax tënk kon njaboot gi fii ci Sénégal mi ngi nekkoon ci atum 1972 ba tey mu jaadu nag kon ñu am lu ñu ca soppar ñi boulanger yu Sénégal xam ngeen ni ñi ngi doon dànkaafu waxoon nañ sax ni geraw bi dañu koy làbbaliwaat maanaam dibeer ñu ne dañu ci sóobu daal di def nag geraw boo xamante ne doo am àpp waaye fi mu ne dafa mel ni ak deltu gannaaw am na ndax sànq nag ñi ngi doon janoo ak njiital au conseil bu dialogue social beneen ponk ci biir xibaar yi mbokk yi gannaaw nag bi mu doon taaxirlu ak diir ci scène musicale bi tey jëlsi na ak doole muy nag roi du mbalax di Youssou Ndour mu nekk nag kon ab rek lu mu génnee ay way lu toll ci kon fukki titre la ak ñaar la mu ci dëxëñ nag am solo lool waaye tamit ci morceau yooyu jàpp nañ ci bi mu jagleel Thione Ballago Seck mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndorteel li accident bu metti bu am fu ñu naan nag Tunde Galle ma nga ca commune bu Dodel ci bëj gànnaaru réew mi la ñetti nag xale yu jigéen ñàkk nañu seen bakkan ci accident boobee benn daamar daal la wut pono ba toj neenu mu daw nag ba dal ci kaw gone yu jigéen yooyu ba ñetti ñooñee faatoo it am na ñeneen ñu ca jëlee ay gaañu gaañu xale yu jigéen yooyu nag doon jàngee ca collège ba nekk fële ca Tunde Galle leeral yi dañu ci ànd ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. ci bisu aljuma bi askan wi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ñu duppee Tunde Galle ne ci commune bu Dodel naqar la ñu daal di yeewoo benn oto bu jógoon ci Ndakaaru ngir mën a dem nag ci dëkk bu ni mel moom lépp pneu bi nekkoon ci ginnaaw daal di toj oto bi fekk ay élèves yoo xamante ni ñoo ngi nekkoon ci booru tali bi mu daal cay faat ñett ñoom ñëpp nag ñu jàpp ni ay jigéen lañ ñeent am ci blessé kenn am ci blessé boo xamante ni blessé bu metti la ci seem bu Tunde Galle askan wi nekk ci tiis bu rëy. ñett ñi nga xamante ni dañu faatu mooy ay élèves di ay jigéen itam daan nañ leen yóbbu ci hôpital bu Ndioum ñii di blessé itam ci hôpital boobee lañ leen yóbbu ci xibaar yu nu jot IEF bu Podor demoon na ca hôpital ba ànd ak préfet ba ngir mën a xool jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi am nañ ko waaye tamit massawu famille ñi ñàkk seen i bakkan ci l'accident boobu. ñett ñi nga xamante ni nag dañ ci faatu ay élèves la ñu woon nekkoon ci classe su 4e collège bi nga xamante ni ci dëkk boobee la ne l'accident yi ci diwaanu Podor nag jamono jile dafa mel na dafa gën a tar. ma ngoog muy lu tiisa tiisa Seynou Diop duñu tàyyi di ko soññee ci tali bi ñu gën rek di def ndànk waaye it di yër kon daamar yi ndax mel nanu war a mel it loolee lu am solo la ñuy mastawu nag ñooñee seen njaboot ñu leen mastawu bu baax a baax ni ñu ko waxee woon ci ndorteel li autorité paternelle nag yàgg nañu ko dégg moom dañu ko dëxëñ ci charte bi nga xamante ni moom moo tënk njaboot gi fii ci Sénégal loole nag ñu ne bu nu sañoon daal daanu ko soppi def ko li ñu duppee nag autorité parentale ki jiite mbootaay gi ëmb soxna yëngu ci wàlluk yoon fii ci Sénégal nag moo koy sàkku ndax dañu gis ni aji dencante gi ñaare jafe-jafe saa yu amee soxna yi ñoom ñoo cay gën a sonn rawatina ak bu ñu waxee jëmale ci gone yi muy gone yi nga xamante ni ñoom ñoo juddu ci sëy Fatima Touré Gervais Yaw ñu adopté ko woon ci atum 1972 tey nag code de la famille ab laaj sampu di rek laajte ndax jotul ñu daal di koy joyanti ñu gis ni ci article 277 puissance paternelle am fa doole lool. papa jëkkër ji moom mooy chef de la famille ci code de la famille mooy chef de famille donc mooy décider fu famille bi dëkk mooy décider fu doom yi di jàngi mooy décider li may décider donc bu safaan amee bu safaan amul sax yaay ji mënu ci lu bëri lu papa ji décider rek dafay mën a ànd ak moom ci loolu parce que papa mooy chef de famille
comme jëkkër ak jabar dañ ne bu ñu xasee ba sëy ku nekk war nga mën a représenter sa morom c'est-à-dire taxawu sa morom fu mu nekkul waroon nañu mën permettre puissance paternelle bi ñu def ko puissance parentale. ci biir code bi ñu jox ci góor doole bu bari lool. boo xam nit ñi dañuy tukki dem lu yàgg bàyyi seen njaboot léegi xale bi dina soxla ay kayit ci njàngam wala ay kayit même ci fajoom war a am autorisé dina ñàkkloo xale bi. donc ay opportunité yu bari. bu fekkee nag attention dafa am wala sax divorce. boo xam ne rek am nga droit ngay ji. ma ngoog ñuy jéggulu rek ci ndog googee boulanger yu Sénégal nag dafa mel ni deltu nañu gannaaw rek ci grève bi gannaaw seen waxtaan bu dox diggam ak seen diggante ak ki jiite au conseil bu dialogue social ndax lu ko jiitu sax ñi ngi doon dànkaafu ne dibeer yi ñu dëgmal dañuy làbbali grève ba te duñu xam nag kañ la jëm boobaa grève bu amul app lay doon waaye tey ab waxtaan daal tukkee na kon ci diggante ñaari parti yooyu ñu njoxtu nag ne daanu gën a déggoo ci mbir yi ba tax na boulanger yi ñoom nee nañ seenu grève bi nag fi mu ne nii daal ñu ngi ko tegandi ci suuf di xaar rek ba xam xëy na lañu fa waxtaanee ndax ñaari parti yi rawatina kilifa yi daanu ko sàmm am déet du ñàkk ñu dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wax nag ci garab yu bon yoo xamante ni nii nag teg nañu ko loxo muy douane bu Nioro ak Sandiara du ay garab kese am na ci ay yoo xamante ne dañu koy jëfandikoo te dëppawul ak yoon ñu daal di koy jàpp lu ci mel ni yamba bi teg nañu ko loxo loolee nag nee nañ ñi ngi ko def rek ci alxames ji yem ak fukki fan ak benn ci weeru novembre mu nekk nag loo xamante ne nee ñu toll na ci booy xool ñeenti colis yoo xamante ne yamba la ñeent fukki million ak juróom-ñett wàññi nañu ko ci li nga xamante ni moom mooy yamba joojee naka noonu it garab yi lu ci mel ni morphine bi tamit teg nañu ko loxo loolu yëpp daal mën na ko xayma toll na ci téeméeri million ak juróom-benn. ni ñu ko waxee woon tamit ci ponk yi muy code électoral bi nag moom mu nekk loo xamante ni nii nag nee ñu code électoral bu code électoral may jéggalu wute na ak code pénal ndax code électoral bu ngeen ko déggee rek ay way politique la ñoom ñoo waxtaan ba déggoo ci code bi tëral ko kon wute na ak code pénal loolu nag ñu gis ni bu amee jafe-jafe muy code électoral bi jaadu na nag ñu xool code boobu keroog ba nu koy tëral lu waraloon ñu tëral ko mu mel ni bu ñu tënkoo ci loolu mën nañ cee indi ay saafara directeur exécutif bu ONG 3D nag mi ngi naqarlu léeg-léeg yenn ci way politique yi ni ñuy waxee di jëmale ci yoon fii ci Sénégal te lu ca bari daanaka du dëppoo ak yoon. Alassane Ba Mohamed Dieng. ginnaaw bi mu rafetloo comportement magistrat yu cour d'appel yi moom Moundiaye Cissé daal di ciy teg ab précision bi ni mel. problème mu Sénégal du problème mu magistrat yi rek problème mu système bi la bu ñu defee système boo xamante ne magistrat yi nañ sentir seen bopp en sécurité ba nga xam ne du am précarité boo xam ne jàpp nañ ne bu ñu jëlee bii décision ñu affecté leen dindi seen teraangaax yooyu. dinañ gis na suñu justice dina jëm kanam moo tax suñu wax yépp mosuñu joxoñ magistrat yi toujours système bi la ñuy wax. jàpp na ne ci lu jëm ci wàllum élection bu ñuy appliquer yoon nañuy convoquer jamono ju ne li ko taxoon jóg. ndaxte code électoral moom rek mooy code boo xamante ne du ay professionnels ñoo ko def mais ñi ko séq muy acteurs yi ñoo ko waxtaanee ba mu nekk moo tax du code bu comme code pénal wala code de procédure pénale ñoo xam ne ay professionnels la ko def mais ay nit ko waxtaanee. ba tax lépp lu ci am jafe-jafe rek dañu war a convoquer esprit loi bi maanaam li ko taxoon jug moo tax même bu ñuy wax ci affaire troisième mandat ñëpp xam nañ ne du woon esprit bi du woon ci durée wu mandat bi waaye ci nombre de mandat bi la woon. ñii di def politique itam war nañ xoolaat seen taxawaay ci suñu wàllu yoon. acteur politique tamit dañu war a bàyyi am ay position yoo xamante ne position kakatar la ci affaire suñu système judiciaire. tey bu ma nekkee ci nguur suñu système judiciaire moo gën ci système judiciaire su ma nekkee ci opposition suñu système judiciaire moo yées ci système yi loolu mooy position kakatar dañu war a am ay position de principe wax suñu système judiciaire lan moo ciy jafe-jafe nga nekk ci nguur nga nekk ci opposition ngir ñu mën ko saafara. ginnaaw ay rejet yu bëri ñu def ak ay recours yu ñu introduire ay magistrats yu fore ci ay cour d'appel daal di débouté ay préfet ak ay sous-préfet yu bëri naka noonu ñu daal di jox dëgg liste yi nga xamante ni ñoom ñoo dugaloon recours yi.
Alassane Ba ñu des ci wàllu politique wax rek it ci arrêté bi nga xamante ne kon tukkee na ci préfet bu Ndakaaru mu jëm ci candidature yi nga xamante ni wala boog candidat yi samp seenub ndënd candidature yi ngir yóotu ville de Dakar gannaaw ba ñu noppee nag ca liggéey ba décret bi nag lii la daal di fësal ñi nga xamante ne nangul nañu leen seenub candidature muy parti yeeg coalition de parti bokk na ci parti convergence démocratique bokk gis-gis coalition Benno Bokk Yaakaar grande coalition bi di Wallu Sénégal coalition Sénégal 2035 parti Union Citoyenne buntu bi ak coalition Yewwi Askan Wi kon ni ngeen ko gisee noonu muy décret bi tukkee ci préfet bu Ndakaaru ñu daal di koy xaatim biral ko muy parti ak coalition yi ñu nangul kon seen candidature ngir nag ñu yóotu ville de Dakar ñu àddu ci leneen lii nag ñu ngi ko duppee ISO 9001 wala bokk 27001 27001 bu ngeen ko déggee nag baat yi dana xaw a jafe waaye nag tekki ko jafewul ndax loolu yëpp rek mi ngi aju ci këru liggéeykaay yi nga xamante ne nii yu tuut lañu léeg-léeg ñu toll ci digg doom yi muy petite ak moyenne entreprise yu mag yi ñu ne nag daal loolee dañu ci jublu certification bu yees la ngir nag ñu mën a jotee ci wàllu koppar la di financement directeur bu ADPME moom moo ko xamle mu dellusiwaat nag ci solos kon certification boobee ndax ñi ngi wax sax ni ngir nag ñu daal di koy matal fawit entreprise yi ñu xool bu baax a baax seen nekkin ak it seen statut ñu teewlu Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Alassane Ba. tey liñ fi gis war na wane que beneen entreprise publique war na def comme ADPME donc jéem a certifier process am yi pour que liggéey bi nga xam ne moom la chef de l'État dénk structure publique de l'État yi ñu gën ko mën a def avec efficacité. raay yi am na solo lool comme ni ma ko waxee sànq da ngay rassurer partenaires yi rassurer aussi ñi ngay jàppale muy PME yi mais aussi surtout ci wàllu accompagner entreprise yi ñu am financement. tey li ñu jàngat ci waxuma sax Sénégal mais ci àdduna bi yëpp PME yi dañu am jafe-jafe pour am financement bancaire pour am financement bancaire li mu laaj dafa bëri dina laaj garantie dina laaj aussi information yi nga xam ne moom ngay jox banque bi mu doon information yu solide banque bi mën ci sëkkandiku pour mën a lebal xaalis donc tey ADPME am na benn taxawaay boo xam ne day rassurer banque bi parce que ADPME day évaluer PME bi préparer ko tàggat ko yóbbu ko ci banque bi jox ko information yoo xam ne ADPME moom moo koy préparé ak process yoo xam ne tey moom la ñu certifié voilà loolu day rassurer banques yi day rassurer aussi PME yi et puis je pense que xam naa ne fii ak un an ci la ñu peut-être mën a évaluer lii yëpp. jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi ci Sénégal joxante na loxo ak naataangoom ba nekk ca Gambie daje nañu nag fii ci Ndakaaru ca Diamniadio solos ndaje moomu nag mooy nu ni fexee rek ba lépp loo xamante ni nii dafay bàyyeekoo ci géej gi moo xam jën yi ñuy jëfandikoo ak li askan wi di ci liggéey nag ñu gën koo ñoŋal ci diggante ñaari réew yooyu Alioune Ndoye jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi fii ci Sénégal am na ay kàddu yu mu dénk Ahmadou Bamba Samb bu ñu teewlu ko. di wax ni ba mu koy tënk suñu ndajee mooy gën a rataxal diggante bi ci wàllu liggéey bi parce que yàlla dafa def ñu bokk ay stock war ko gérer te stock boobu tey pour ñu jëmmal dëgëral li ñuy wax gestion durable ressource boobu nga xam ne lu ñu yitteel la ci suñu wàllu économie il faut ñu lëkkaloo boole suñuy doole suñu xam-xam gën a en tout cas ci diisoo te li ñu tëralin yi pour que justement suñu surveillance su zone maritime ñu mën ko gën a dëgëral loolu dafa laaj nag waxtaan dafa laaj boole suñuy moyen dafa laaj xëy na gën a def ni suñuy njiit gis ngeen ni yàlla def na njiit yi nga xam ne tey ñoo yor réew yi yi ñuy wax seen diggante ratax na ratax boo xam ne macha allah liggéey bi gën naa yomb gën naa jëm kanam kon ñun ñi nga xam ne nag ñoo leen teewal ci wàllu ci pàcc ci liggéey bi jëm ci wàllu napp gi ak lépp lu jëm ci économie maritime dañoo bëgg a gën a rataxal diggante bi parce que commission boobu day may lii di réew yi nga xam ne mooy suñu réew ñuy wax ci benn kàddu di jëf ci loo xam ne dañ ko waxtaane dafa méngoog li nga xam ne mooy suñu intérêt réew suñu intérêt économique.
ñu wax ci jafe-jafe yi ñuy nemmeeku ci wàllu courant bi rawatina nag ci dendu Afrique Banque mondiale nag moo génnee koppar toll na ci juróom-benn fukki milliards mbaalu ko ëpp loo xamante ne nii nag dañu koo jël jagleel yenn ci réew ngir ñu nag gën a taxaw ci wàllu courant bokk na ci Kaay Mali ba diwaanu Tambacounda liggéey ba nag ñu ne SOGEM OMVS lañu ko dénk Moussa Omar Gueye. liggéey bi tàmbale nañ ko depuis atum 2018 daanaka léegi mu yegg ci cappaandaw li bu ñu xooloon ci téeméer bu nekk lu toll ci juróom-ñeent fukki ak lu toftalu daal di nañ koy matale ci projet Manantali 2 bu SOGEM OMVS ñu ni nag lu toll ci juróom-benn fukki milliards ci suñuy koppar la banque mondiale daal di génnee ndaxte ligne haute tension bi nga xam ne am na poste électrique bu nekk ci Tambacounda war na mën a transporter luy toll ci ñeenti téeméeri mégawatt. juróom-ñeent fukki yi ak ñeent mat na ba pare donc li si des tuuti la ñëpp ñu fi nekk tamit man état du Sénégal la représenté mais état du Mali am na ñu ko représenté état Mauritanie ñi ngi fi donc yooyu yëpp dafay wane rek ne booloo boobu ñu booloo na bëgg rek suñu réew yi nga xamante dañuy def naan ay pays yi nga xamante ne amuñu doole ñu jëm si kanam. ngir toppatoo environnement ëtt bu yaay bi ñu wërngal këpp tax na waa projet Manantali 2 SOGEM daal di nag liggéeyandoog ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Eaux et Forêts. ci COP26 loolu nag la ñuy wax affaire gaz à effet de serre changement climatique te loolu li ci gën a aay mooy garab yi ñuy dakk projet bi nag dafa dakk ay garab yooyu il faut ñu remplacer la loolu moo taxoon ñu defoon benn programme boo xam ne programme bu takku la pour que garab yi ñu dakk yëpp ñu reboiser 2 fois. du plan lu toll si ñaari mu leen plan loolu tey su nekkoon amuñ ku ñu jàppale duñ ko mun su loolu weesoo am na ay oto yoo xamante ne dañuy xeex ndaay muy unité légère am nañ si ñaar si programme bu njëkk bi bu bees bu ren bi amal na si yeneen ñaari oto. ligne haute tension yi fi ñu jaar nag dafa am ay emprise ba tax nag askan wi nga xam ne ñoo fa doon yëngu ak dëkkoon fa lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti nit daanaka ku ci nekk jox nañ la sa ndàmpaay yemul foofu nag waajal nañu luy toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki millions ngir projet d'appui développement local waaye itam ba tey ñaari téeméeri millions yoo xam ne dañ koy jagleel lépp lu jëm ci wàllu autonomisation soxna yi ki nga xam ne moo toogal banque mondiale nañu daal liggéey bi fii leeg weeru mars atum 2022 fekk nag lépp daal dina yemb yegg ci cappaandaw la. Moussa Omar Gueye ñu lay jaajëfal bu baax a baax Sénégal nag waruñu ko fàtte ci li nga xamante ni jagleel nañ ko réew yi nga xamante ne tey jii taxaw nañu ci wàllug pétrole ku ne xam Sénégal it liggéey bi mu fas yéene rek soobu ci wàllug pétrole ndaje ma am fële ca Glasgow di pays réew bu Écosse mu ñeel nag jaww ji COP 26 boobee ki nga xamante ne mooy directeur bi ñu dénk lépp lu soxal wàllug alam bi ak développement durable fii ci Sénégal. moom moo yëkkate ay kàddu foofe wax na itamit ci koppar yi nga xamante ne nii kon réew yu am doole yi dañ koo war a rek génnee ngir dimbali réew yi nga xamante ne nii dañuy loru ci coppiteg jaww ji nañu fexe ba koppar yooyu tamit ñu mën koo mattale ndax ba nëga ni ay jafe-jafe la koppar yooyu yëpp ñu xayma ko booy xool ci téeméeri milliards ci dollars ñu teewlu Baba Dramé ci micro Asmalik Diop. xoolee réew mu mel comme Sénégal nga xamante ne ñun ñu ngi door a tàmbali exploiter pétrole ak gaz. bu ñu xëyee tey rek ne dañ koy arrêté ngir dem ci yeneen énergie yooyu dinañu jural ay jafe-jafe moo tax président de la république daf ci am gis-gis bu leer boo xamante ni transition bi muy def discours am 76e assemblée générale Nations Unies waxoon na ko fa bu leer nañ àddina dégg ko donc ñun ci négociation position boobu nga xamante ne moom le président de la république teg ci loolu la ñu tënku ngir mën ko défendre bu loolu weesoo liñ fiy waxtaanee bari na ñu ngi waxtaanee maanaam problème mu perte et préjudice maanaam tey bu ñu amee maanaam benn mbënd boo xamante ne day jur ay yàq-yàq si suñuy dëkk wala ñu am érosion côtière boo xamante ne day yàq lu bëri naka la ñu war a mën a def ba communauté internationale mobiliser xaalis boo xam ne dina permettre ñi nga xamante ne am nañ ci ay yàqu-yàqu ñu mën leen a taxawu. bu ñu waxee changement climatique nag wax réew yi nga xamante ne amuñ doole suñu xel day dem ci naka la ñuy def ba mobiliser xaalis bu doy boo leen fàttalikoo. atelier ci ginnaaw ci biir waxtaan yi ñu doon am ci conférence des partis réew yi am doole newoon nañu at mu nekk à partir de 2020 dinañu maanaam mobiliser lu toll ci téeméeri milliards ci dollars ngir jàppale réew yi nga xamante ne amuñu doole ba fii ñuy waxee ni tey xaalis boobu mënuñu ko mobiliser liñ ci mobiliser néew na par rapport ak li nga xamante ne moom lañ doon sant donc fi mu nekk ñun dañuy pousser parce que waxtaan la.
Mohamed Mbougar Sarr def nañu ko nag kon grade commandeur de l'ordre national du Lion président Macky Sall moo ko def fële ci Paris googu nga xamante ni njiitu réew mi ma nga foofee nag ngir teewee ab forum bu ñu jagleel wàllu jàmm. Mouhamadou Mbougar Sarr ñu gën ko xam ci bindkatu Sénégal boobu daal di rek kon jëloon prix Goncourt 2021 bi mu nekk nag ndaw loo xamante ne ni kon njëkk na ko jël ci prix boobu maanaam dafa féete xale prix boobu nga xamante ne ci atub 1976 ba tey lañu ko tëral. waxoon nañ ko itamit ci ponk yi da doon rek néggandiku ci wàllug musique scène musicale di ci noppalu tuuti waaye fan si nag doonu ko yàkkamti woon a seenaat moom roi du mbalax Youssou Ndour mu am nag album bu yees boo xamante ne génn na tey jii nag lañu ko daal di fësal boobe ba album am lu toll ci fukki titre ak ñaar ci titre yooyu nag bokk na ci benn boo xamante ne nii mi ngi ko jagleel Thione Ballago Seck Marcel Maroon la Mbalax moo di titre album bu bees bu Youssou Ndour daal di génne depuis tey ci aljuma. Mbalax moom ku ko xam ne Youssou Ndour yàgg na ci jouer rôle bu am solo je pense que façon boo xam ne la day gën a delloo njukkal musique bi nga xam ne mooy suñu musique et que mu wër ak moom àddina bi yëpp c'est peut-être que pour que ñi nga xam ne dëkk nañ Sénégal ak ñi dëkkul Sénégal yëpp ñu concentré aussi exactement mot boobu pour que fu ñu déggati mbalax ñu xam ne c'est la musique sénégalaise c'est une musique qui vient du Sénégal et loolu au-delà de moom sa personne sax dafay liggéeyal artistes yëpp moom mooy que musique bi nga xam ne ñun ñoo ko moom te moom mu nekk ci nit bu am solo bu presque incontournable vraiment war na ko mën a jëlloo njukkal musique boobu nga xam ne moom moo tax ñu bëri xam ko. fukk ak ñaari son ñoom ñooy composé boobule album yooyu son yëpp nag roi du mbalax moom moo leen daal di bind. vraiment am na ay thèmes yu am solo yoo xam ne dafa la daan ay mbir yoo xam ne des fois sax daanoo ko yitteel mais boo demee ba ci biir nga xam ne dafa am solo parce que boo nee fay bor par exemple nga ne fay ma sama xaalis fekk bor dafa bëri ay bor dafa bëri mi ngi wax ci wax mi ngi wax ci jéggale ak jéggalu. donc bëri na ay thèmes yoo xam ne je pense que ay thèmes universels la sax yoo xam ne vraiment nit ku ne war na ci bàyyi xel et ku déglu album bi incha allah di nga ci trouver non seulement musique bi mais aussi di nga ci trouver vraiment pour man njëriñ lu am solo au niveau du contenu des textes. ci yooyu les morceaux Youssou Ndour tànn rek delloo njukkal kii di Thione Ballago Seck mi gaañu daaw. Thione Seck ku ko xam Youssou Ndour xam ni ñoom ñaar ñëpp malgré ku nekk am nga sa chemin mais dañu def ci musique sénégalaise lu rëy et bokk génération presque. donc yoon la pour ku mel ni Youssou Ndour delloo ko njukkal parce que Thione Seck aussi perte bu rëy la pour musique pour Sénégal pour àddina bi yëpp te ñoom ñaar ku leen xam-xam ni yàgg nañu liggéey pour musique sénégalaise donc c'est tout à fait normal que moom mu delloo ko njukkal c'était un choix personnel et moi ça m'a pas surpris bu mu ne vraiment damay delloo njukkal Thione Seck si album. ñuy fàttali ne album boobu tudd Mbalax mooy fanweer ak juróom-ñetteeli album bu Youssou Ndour daal di génne depuis 1984 ak album boobu la tuddoon Immigré muy mel ni nag fetu décembre yi nar neen xumbu lool. ñu koy jaajëfal bu baax Marcel Maroun Sara Cissé moom mi ngi taxaw ak Seydem xam naa dañuy def rek ñu nit wuti ko jaajëfal leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.